cadre de vie bi. oui di nuyu Ibrahima Anne. bu ñuy waxtaanee cadre de vie Massalikul Jinaan c'est vrai que fu mu toll nii sax ñëpp xam nañu ne bi ñu ko fa tabaxee am na benn wàll gi nga xamante ne faj na ko mooy wàllum sécurité parce que sorewul noonu Colobane mais dans le cadre de l'environnement balaa ñu yegg si assainissement bi ban jàngat la ñu mën a am ci projet bi nga xamante ne nii la amee doole mu nekk ay conception purement sénégalaise est-ce que waruñoo inspiré wu ci main d'œuvre boobu pour ñu mën a may doole yi nga xamante ne ñoom ñooy les entrepreneurs sénégalais. jërëjëf Khoudous d'abord maa ngi ndokkale sunu mbokk murid ji parce que tey dafa am défi ñoom bu ñu relever muy wane ni tey jii lépp loo xamante sénégalais mën na ko li ñuy def ci bitim réew sénégalais mën na ko def muy wane ni lépp lu ñu dëggu taxaw ci bu ci tegee xale tànk te mën na ko def muy wane ni itam ñoom am nañu gis-gis damay toog mu yàgg ma ne le génie mouride pourquoi ma ne le génie mouride parce que dafa am ñaari mbir saal bi jiitu bi mooy Touba ñaari mooy Massalikul Jinaan Touba puisque Touba si village yi gënoon tuuti la bokkoon ni ñu def ba am benn vision gis-gis ba xam ni fii nii ñu toll dina am foo xam ne dina am fa toll ji ëllëg tax sëñ bi ñëw xool def plan bi mu def ba mu koy def kenn xamul kañ la tey jii boo yegsee da nga xam ni sëñ bi amoon na gis-gis si li nga xamante ni moo doon ñëw lu ëpp fanweeri at après ndax boo ñëwee Touba da nga fay gis loo xamante ni leneen la bu ñu ko fa deful woon tey Touba leneen lay doon la même chose nag tey jii moom lañ def si Ndakaaru Njaay li ñuy wax Massalikul Jinaan ñun ni ñu ko jàppee mooy projet urbain la xam nga ville dafay am li ñuy wax fonctionnalité di am noo xam noonu lay doxe ni nga ko fekkee muy doxe nga xamante ni nit ñi ñu ngi dox seeni soxla nit ñi ñu ngi jëflante seen biir maanaam lépp loo xamante ni moom la dëkk bi doon doxee projet urbain bu yegsee bu si inséré woo dafa war a yokk doxin bi nga xam moom la doon doxe te tey jii boo xoolee bi jiitu mooy choix bi parce que ku dégg keroog ni sëñ bi waxee am na fi nga xamante ni moom lañ choisiroon mu ñëw ni leen déedéet du foofu fii la nit ñi ni ko fii dafa am ndox mun leen ndox dañ koy dindi kon mooy wane ni moom si maanaam binduwaayu Dakar am na gis-gis boo xamante ne xam ne ni lii buñ ko fi tegee dina joyanti te boo xoolee encore beneen bi si des mooy foofu lan moo fa nekkoon ay mbalit ay bandi guddi artère bi nga xamante ni moo jaar wetu familial kenn ñeme fa woon jaar ay problème ay affaire timis na fa doon agressé te nit ñi bu ñu la daan agressé ba pare foofu lañ daan daw dugg si kon déjà bu ñu xoolee si wàllu sécurité Massalikul Jinaan tey joué ni si rôle bu am solo ni nga xamante moom lañ ko tegee nag nga xool tey jii boo xoolee ni ñu koy wanee si télévision yi dafa changé complètement vie Dakar ni mu ko changé mooy tey jii boo xoolee architecture Dakar mbir mi dafa ñëw ni cop te bi mu nekk cop dafa maanaam li mu fi fekkoon da ko gën a yaatal. changer jëmm bi. changer jëmm bi si mobilité ñaata waxtu nga daan def diggante nu mu traité HLM ak prestation familiale tey loolu dañu. ci ñaari boor yi yëpp c'est facile ngay. beneen bi si des ñi daan jógee ñaari tali nga xamante ne benn yoon moo doon jaar ñu fay xat-xatloo mooy yoonu zone A bi tey jii Massalikul Jinaan dindi na ko pour wane ne le projet urbain bu yegsee dafa war a changer totalement nekkinu nit ñi ni nga xamante loolu la nit ñi nekkee woon mais mu yokk rôle boo xamante ni da ko joué
ci cadre économique, ci cadre culturel, mais ci cadre politique aussi parce que tey jii li wér ba wér mooy foofu Massalikul Jinaan nekk dina bëri ñoo xamante ni danañ fa installé wu ji muy benn li wér ba wér mooy Massalikul Jinaan ni nga xamante ni moom la nga xamante ni moom la architecture bi demee di nga gis ñoo xamante ni danañ jógee ay réew di ñëw di seet si Massalikul Jinaan te li ma la wax di nga gis président ñu jógee si yeneen réew bu ñu yegsee dañuy bëgg xool Massalikul Jinaan loolu déjà gis ngeen lu muy indi si réew mi kon mooy wane ni déjà projet bi dañ ko mûrir projet bi dañ si réfléchir xool si tenants yi ak aboutissants yi projet bi bi koy gars yi di def xam nañ ni projet urbain la te projet urbain bu yegsee lam fa fekk dafa war a insérer wu contrairement aux autres projets. Comme le TER d'ailleurs. Par exemple, comme le TER. TER c'est un projet urbain mais projet urbain la boo xamante ni inséré wul. problème rek la fi parce que pour man amul étude bu baax te dama siy joxe firnde lu tax man la nii defuñu étude soo gay ñëw boo xoolee mbaaw yoon bi nga xamante ni ñu tëjee Kër Mbay Fall ñu ngi ubbi woon benn pont bi jàkkaarloog rond-point mbaaw pont bi nan lañ ko jublu woon dañ ko jublu woon directement ak tali mbaaw bi mais tey bi ñu xoolee xam ni lii doxul si lañu ñëw wëlbati tali bi jubale ko si beneen côté bi pour mën a def tour pour mën a ñëw mooy wane ni étudier wuñ ko beneen bi si des mooy bi ñuy yegsee fekk nañu maanaam Yarax ñu ngi doon dox normal côté ginnaaw raay ñu ngi doon dox normal Tëngéej ñu ngi doon dox normal yoon yooyu fa nekkoon normalement yoon yooyu bi TER bi jaaree yoon yooyu am na si yoo xamante ni warul woon dakk te boo seetloo ñoom li nga xamante ni moom la ñu créé TER bi actuellement te ñun fépp boo ñëwee Fass Mbao nit ñi dañ daan jógee Yëmbal di jógee Kër Massar di jógee Malika di jógee fu ne doon jaaree Fass Mbao pour mën a jël route nationale bi pour mën a dem Dakar tey tëj nañu foofu fan lay gars yi di jaar nga xamante ni Yëmbal dafa mos a am problème embouteillage léegi ñëpp dañuy dellu nga ñëw gannaaw raay la même chose gannaaw raay ak problème mu assainissement yi nga xam moom moo fa am inondation yi fa am mu tëj leen complètement nga ñëw Tëngéej tey boo demee maanaam li ma leen bëgg wax xam nga fay dama wax ni dafay yokk économie. yokk lépp maanaam daal opposition bi ci am solo. mooy que ne bii ay sénégalais lañu xam coono sénégalais yi toog di ko xalaat di ko concevoir mais booy jël terre bi yooyu c'est des étrangers yoo xam ne dañ leen may privilège ñu ñëw def lu leen neex. mais da ngay xool tey jii am na ay cliniques yoo xamante ni Tëngéej mais dama siy waxtaan kenn mu ni man gisatuma ay clients puisque fi nit ñi war a jaar pour war a ñëw déjà fan koy ubbi mayu nit ñi ñu dem Tëngéej fi nga xamante ni moo tax ñuy wax Tëngéej te normalement boo ñu tabax mais autoroute à péage bi koy gars yi di njëkk def lan la ñuy commencé mais passerelle yi lañ njëkk commencé soo koy dem si autoroute bi mais ñii dañu ñëw directement si infrastructure bi bàyyiwuñu nit ñi pour ñu doxi maanaam daal ñoom ñi nga xam ñoom ñooy liggéey si terre bi ñoom ñoo war a dem liggéey mais ñeneen ñi nga xam ñu ngi dëkk si dëkkuwaay yi war a dem liggéey ñoom waroon liggéey ñoom maanaam yow ngay dem liggéey di fayeeku ñi mais keneen ki nga xamante ni tey jii fi ngay liggéey yow moom dafa war a dem liggéey nga xañ ko moom mu dem liggéey ça veut dire que le TER ne s'est pas inséré correctement dans le tissu urbain. justement ñu bu ñuy dellu tuuti ci Massalikul Jinaan firnde bi nga xamante ne moom moo ci gën a peut-être terre à terre parce que gis nañu dëkkoon côté cité port bi noonu dañu bëggoon élargir la route là pour ñu dindi yenn trottoirs yi waaye bu ñuy waxtaanee ak kilifa diine yi foofu ngay comprendre aussi la compréhension du mouridisme
parce que ñoom dañoo xam coono askan wi donc mu am projet d'insertion maanaam bu ñëw fekk ci askan wi waaye gën koo dimbale bokkul ak projet yi nga xamante ne dafay ñëw di yokk coono waaye leneen li nga xamante ne bëgg naa ko xam dafay nekk milieu boo xam ne ku ñëw Dakar da koy bëgg a visiter mais naka lay état di def pour accompagner l'assainissement effectivement c'est vrai que ñoom jël nañu en charge alentour yi maanaam yëpp mais à côté de ça naka la ñuy fexe ba faciliter l'accès pour les visiteurs aussi. balaa may tontu si loolu dafa am li nga jëkk wax te muy wàllu li ñuy waxtaanee parce que loolu dañ la wax ni la projet bu rëy booy mën a def kooku maanaam loi ak règlement yi la ñii ñëw di liggéey ci Sénégal lan respecté wu dañ la wax ni la lépp loo xam ne da nga koy def mu war a am incidence si dundu nit ki da ngay def ñuy wax étude d'impact environnemental et social xam nga lan mooy lan maanaam li ngay def d'abord yow da nga koy concevoir nga teg wax def ni lii laa bëgg def boo ko defee ba mu leer sa conception pare na dañ la wax ni la da ngay dem nga wan ko nit ñi xamal leen ni leen lii laa bëgg def boo leen ko wanee ba pare léegi nga def li ñuy wax ay audience maanaam nit ñi toog bu nit ñi toogee ak service yi nga xamante ne ñoom la war a concerner yépp muy délégué de quartier yi muy jusqu'au plus petit jusqu'à la plus petite personne parmi les populations ñu ñëw toog parce que am nañ si xalaat bu nu xalaatee ñoom day ne ah lii de bu jaaree fii ñun danañ am problème bi lii de bu jaaree fii ñun dana am problème bi bu nu xoolee problème yi muy jur ñu ne ah problème yi wax nañ ni da koy jur waaw léegi nan la ñuy def pour problème yi dañ su fekkee ni wax nañ problème yooyu dañ léegi ñu seet problème yi mbir muy jur nan la demee ak projet bi buñ ko tegee yu baax yi yeneen yi nga xamante ni yu baax yi la bu fekkee ni yu bon yi moo ëpp li muy jur si lu bon moo ëpp li muy jur si lu baax dañ naan projet bu baaxul kon nañ ko teg de côté normalement loolu la demee bu fekkee ni par exemple li muy jur si lu bon dafa ëpp si lu baax dañ la wax ni la yow na nga jéem a seet naka ngay fexe nga joyanti li nga xamante ni mooy lu bon boo ko joyantee ba nga xamante ni population bi gis na si boppam maanaam li baax lu ëpp li bon li bu boobaa mën nga def projet bi mais tey jii projecteur bi amul boo ko xoolee li bon li moom moo ëpp beneen bi si des mooy cadre d'assainissement bi. cadre d'assainissement ba entretenir l'infrastructure. parce que dama la bëgg wax ni la Massalikul Jinaan c'est bien pensé gis nga ndox yi jógee kii di dem am na ñaari ministration yi ñu def foofu pour wane la ñu def projet yi vraiment non Sénégalais yi c'est des génies parce que yooyu ngay wax ni yëpp ñoom lañ ko préparé xam na ni fii milieu ndox la xam na ni Colobane dafay am problème mu ndox léegi nag ñoom infrastructure li koy yàq ennemi principal mooy ndox mais dañu jël en charge def ñaari administration benn bi boo jógee nu mu tërati ñaari tali yi ba ci foofu wattu école bi ñuy wax G15 foofu lañ ko def beneen mi ngi si rond point kii bi familial bi nga xamante ni bu tawee normalement ndox yi nekk foofu dafa war a dem peut-être léegi comme ni nga ko waxee état war na accompagner puisque bu nu liggéeyee loolu nga xam ndox mi dafay dem te état jëlaatul en charge pour defaraat maanaam joyantiwaat réseau bi mu amoon te nga xamante ni li mu daan jël par rapport au nombre de population dafa yokk en ce moment là problème bi mën na demeurer. problème bi mën na demeurer bu ñu seetlu c'est vrai que Macky Faye sax da ko doon expliquer mooy ki nga xamante ne moo fi toogal Serigne Mountakha ne xëy na li xawoon a tardel tuuti mooy terrassement bi te ñoom ils ont pris en compte que milieu bi dafay taa donc loolu yëpp tax na ba mu xaw a kii tuuti man li ma ci gën a impressionné mooy mosu ñëw dégg arrêt des travaux parce que problème de financement la finalement architecture mouridisme est-ce que warul nekk benn inspiration tamit pour au moins ñu joxe privilège entreprise nationale yi. xam nga tey jii da ngay dégg ñuy wax ni problème mu xaalis am na ci réew mi mais yi gën a bëri mooy puisque liggéey yi nga xam moom la war jox entreprise nationale joxan leen ko
dama lay wan impact économique bi am si booy liggéeyloo maanaam entreprise sénégalaise boo jëwee tey jii yow nga war a am sa entreprise nga war a liggéey fooy jëndee bu fekkee si bâtiment la rek ma jël bâtiment bu dee bâtiment yaa ngi jëndee ciment Sococim yaa ngi tax Sococim mën a dox yaa ngi jëndee sa affaire électricité si entreprise yi nga xam ñooy nekk fii yaa ngi tax ñu mën a dox yaa ngi jëndee verre peinture ak lépp luy dem si bâtiment yaa ngi koy jëndee si biir réew mi te gis na loolu nga koy jënd entreprise yooyu la koy jaay kenn ku si nekk da ngay fay taxe fu muy dugg du trésor public nga xool yow miy liggéey da ngay fay taxe fu muy dugg du trésor public am na ñeneen ay activités connexes yi nga xamante daf siy am maanaam xoolal ñi nga xamante ni ñooy ñëw di fa liggéey ñiy liggéey ku si nekk boo wàccee lan la fay salaire bi lay fay fa nga dëkk mais da ngay salaire boobu da nga koy dépenser waat foofu loo jënd muy meew fay nga 18% muy mburu fay nga 18% loo jënd fay nga si benn 18%. nga xool ñi nga xamante ni ñooy ñëw di jaay seen añ yi ñooñu bu ñu yegsee di jaay seen añ mais leen siy gañ bu ñu ñibbee ñooñu dañuy fay taxe si lu ñu jënd muy 18%. nga xool nombre de personnes ñii di jëw seen marchand ambulant yi ñeneen ñi nga xool yooyu yëpp boo ko multiplier ça fait combien de milliards sur l'économie nationale. kon mais entreprise yooyu nag doon dugal loolu puisque dañoo am ay liggéey te du entreprise bi nga xamante ni pilote rek mais dafay entreprise bu mag bi jël liggéey daf koy permettre mu sous-traiter yenn domaines yi yeneen entreprise yu ndaw yi ñoom ñëpp ñuy liggéey mais tey jii loolu yëpp nga xamante ni dañ ko di koy jëndee Sénégal di ko consommer Sénégal xaalis bi di rouler nga toog ba mu yàgg nga ni waa léegi kat ñun liggéey yi Sénégalais yi dañ leen teg fale ñu jox ko expatrié dan bi jot ñu exonéré ay taxes kon la daan jóge ci Sénégal yi di dugg ci trésor kon duggatul nga defal leen ay facilité yoo xamante ni boo ko facilité woon Sénégalais yi ñuy def lu raw lu ñuy def te dama ci joxe benn exemple xoolal tey jii pompier terrain bi dañ ko jox nit ñi entreprise yi ñu ko jox extérieur la nekk te yow nga xamante ni yow da nga am dans ta politique d'habitat li ngay def pour mën a jox nit ñi en tout cas ba exemple suivant Massalikul Jinaan au-delà de l'aspect religieux nañ ko xoolaat mën nañ ko xoolaat aussi ci beneen angle de ce fait ñi nga xamante ne mooy suñu autorités yi ñuy jox confiance la main d'œuvre locale bi nekk fii nii ci dëkk bi parce que àndoon naa fa ak Charles René Fall defoon fa reportage avant muy pare ay xale yi rek nga fay fekk ñu fa doon liggéey ay entreprise yoo xamante ni fii lañ nekk ci dëkk bi te loolu état du Sénégal war na say inspiré wu di jox confiance entreprise yi nga xamante ne ñoo fi nekk Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay remercier. maa ngi lay remercier xam naa dinañu amaat occasion di ci dellu parce que dafa nekk benn occasion benn infrastructure bi nga xamante ne jàpp naa ne ci Afrique de l'Ouest moo fi gën a mag donc une fierté pour le Sénégal et merci beaucoup Ibrahima Anne. waaw ñu ngi koy remercier aussi moom bu baax monsieur Anne. en tout cas un grand merci. et di xam ni le jeune mouride war na inspirer ñëpp. parce que en dehors de tout ce qu'on est en train de dire sur le côté social. xoolal lu mu jubalee Sénégalais yi. si bu baax un projet bien fait. xool yëpp dañuy ànd. et on peut développer le pays que dans la paix. te ñu ngi ñaan mu nekk lu wéy incha allah Sénégal la am jàmm ñu ngi koy remercier moom professeur Anne xam naa di ko jox rendez-vous rek ci yeneen bés incha allah dañuy daal di ñëw nag ñu jàll ci rubrique actualité.